mbokk téléspectateur yu ITV ñu leen di dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal Astako Seck moom mooy président de la Croix-Rouge département de Dakar As ñu lay dalal jàmm. maa ngi lay nuyu bu baax Malick. di sant ci invitation bi. tey ñu fas yéene waxtaanee liggéeyu Croix-Rouge ndax tey mooy journée mondiale de la Croix-Rouge seen taxawaay ci feebaru mbas bi ak tamit ndax am ngeen ay jumtukaay yooyu yëpp daan si ñëw ak nit ñi nga xamante ne dañ leen confiné ak nit ñi nga xamante ne ñuy en quarantaine yéen relation moo am si seen diggante loolu yëpp daañu ko yaatal ci kanam tuuti laata loolu dañuy ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom mooy directrice générale de la santé mu ñëw ñun si tolluwaayu coronavirus fii si Sénégal. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak ñaar mooy li ñuy wax contact juróom-ñaar moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi tey Liberté 6 am na benn Yoff am na benn Géejawaay am na benn Sangalkam am na benn Touba itam am na ñett ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xamante ne tëdd nañ ci lalu hôpital yi bañ leen seetee gisatuñu feebar bi doomu jàngoro ji itam ci seen yaram wër nañu juróom-ñaari cas grave ñu ngi tëdd ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo des ci lalu hôpital ya seen wér-gu-yaram mi ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ñu ngi toll ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn ci ñi nga xamante ne am nañ doomu jàngoro ji ci yooyu juróom benn téeméer ak fukk ak benn wër nañu fukk ak ñett génn nañ ci àddina benn delloo na fañ ko jële woon léegi li nga xamante ne moo des ci ñu leen di faj ci lalu hôpital ñu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn. alors Astako ñoo ko gisandoo mu nekkoon docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom mooy directrice générale de la santé tey jii Sénégal amaat 59 nouveaux cas positifs ban taxaw seetlu ngay def ci feebar bi. taxaw seetlu bi ma ci njëkk a def mooy li ëpp ci cas yi ay cas contact la mooy ay cas yi nga xamante ne teeyaloon na xelu nit ñi ba ñu def ci lu mel ne taxaw seetlu di leen xool donc du lu bett nit ñi parce que ñu ngi ko doon xaar ci ñoom donc loolu day wane ne am na téye bi nga xam ne autorité sanitaire yi xaw nañ ko téye feebar bi. maintenant 7 cas communautaire moom saa ñu ko déggee rek dañu xaw a tiit ndax sa ay éléments la yi nga xam ne dañ ko lâché comme ça dans la nature sans aucune maîtrise xamuñu fan lañ ko jëlee donc loolu dafay tey xel donc autant am nañ tuuti dal di gis ne cas yi gën a bëri mooy cas contact yi mooy ñi nga xam ne nit ñi ber nañ leen ba pare di leen seetlu donc loolu day wane ne am nañ ci benn téye buñ ko téye ci beneen wet gi tamit ñu xaw a am tuuti njàqare ci cas communautaire yi gën a dem. voilà alors Astako Seck yow mi jiite Croix-Rouge département de Dakar feebar bi jotoon na agsi si yow. waaw léegi dem na jeex na wér naa waaw léegi moom wax dëgg yàlla jàpp naa ne wér naa ba maa ngi ci yeneen. yaa ngi si yeneen daal waaw léegi ngir dañuy dem si régie. ñu gën la xamle ak suñu mbokk téléspectateurs yi ndax Boubacar Dieng Amago Robert Niang Baara Sow seet si woon nañ la ñu def sa portrait ñu teewlu ko. jàngoroy coronavirus Astako Seck mu ngi ko jëlee si ab tukki bi mu doon amal si diwaanu Europe jaaree France Italie ba si sax Danemark lile mu ngi am si njeexitalu weeru février jëm weeru mars. ki laa defoon Europe diggante France ak Italie ak dëkk yooyu donc bi ma delsee ba mu am fukki fan la seetlu ci sama yaram ay coppite yu bëri donc mu tax ma ñaaw njort bi ma ko toppee ba dem kër docteur yi ñu dëggal ma firndeel ma ni dama am feebaru corona bi noonu laa ko yëgee. bile xibaar doon lu metti lool ci moom tax sax mu jur tiitaange ak njàqare ci moom mile tiitaange gi li ko waral moo di ñàkk garab boo xam ni mooy faj bile feebar. tiitaange njàqare doo xam fan ngay taxaw doo xam lan nga war a def doo xam lan nga mun a wax ndax feebar la bi nga xam ne nee nañ la amul faj mi ngi rey ñu bëri ci dëkk yu am doole yi nag
mi ngi rey Amérique mi ngi rey Italie mi ngi rey France mi ngi rey Espagne lu bëri après yow ñu yóbbu la Diamniadio waxuma la Dakar mais Diamniadio nga yóbbu donc je veux dire da nga naan bon ndegam ñi am doole mënuñ cee génn man est-ce que dinaa ci génn donc jàqare bu bëri daf ciy am wax dëgg yàlla. gannaaw boobu la yaakaar njabootam itam ñu ngi ko doon jàppale googu mu ngi tàmbali si bi nga xamee ni yëg na si yaramam ni am na bile jàngoro. jàppale bu wér bu taxaw ñoom moom defe naa famille moom bu problème amee rek lañ lay wan cofeel ne ñoom ñoo bokk ak yow dëgg daal waaw du ñu am ci yow seexlu du ñu am ci yow daw du ñu am ci yow arrière du ñu am ci yow xaar ma yàlla donc famille bi moom wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ak sax dëkkandoo yi famille bi ak dëkkandoo yi yëpp gisuma ci dara li nga xam ne mun nga ci wax nit kii daf maa betti. tey jii Astako Seck wér amatul doomu jàngoro yu coronavirus lii tax nit ñu bari di ko jàppale wante sa boor ba am na ñoo xam ne ba léegi ñamewuñu koo jege. nit ñi boo leen jëlee ci li gën a fës ci ñoom mbaax ngay gis mbaax ak yéene la jàmm ak ñaanal la jàmm waaw boo génnee ci lu mel ni ngay xam ne nit ñi ñaare dañoo baax daal. maintenant di nga gis ñoom tiitaange ak action yi nga xam ne tiitaange moo koy indi ndax tiitaange ak ñàkk xam dara saa yu amee rek nit ki day taxaw seetlu wala day wax wala day jëfe yi nga xam ne coxorte lalu ko waaye ñàkk xam moo koy lal. Astako Seck doon nit koo xam ne dafa bëgg Croix-Rouge bëgg itam di liggéey jëmale ko ci doomu aadama yi lii moo tax fi mu toll nii bi mu génnee l'hôpital ba léegi bépp activité bu muy def mu ngi ko jubal ci xeex li nga xam ne moo di coronavirus fii ci Sénégal. di jaajëfal Boubacar Dieng Amago Robert Niang ak Bara Sow alors tàkku ñoo ko gisandoo. mbir mi metti woon na de. waaw metti woon na bu baax moom. yéene doo ko yéene kenn. waaw bëggoo kenn dem ci bëggoo kenn jaax ci wax dëgg yàlla. mais avec le recul ban jàngat na si def ni feebar bi daal vraiment xaaral ko woon benn yoon. kenn du ko xaar feebar moom kenn du ko xaar. jàngat bi mooy jaar ci lu metti li nga ciy génne mooy peut-être expérience bi résilience bi yu mel noonu nga ciy jëlee wax dëgg yàlla. alors tey mooy journée mondiale de la Croix-Rouge. gis nga contexte bi nga xamante ni Croix-Rouge mbir mi loolu la tombeel ak coronavirus bi. tey jii seen journée bi si yan anam ngeen ko amalee. célébration bu ndaw lañ ko def bu dal ndax heure bi moom 8 mai société Croix-Rouge boo dem ci àdduna bi dañ koy célébrer ñaari ak xumbaay yu bëri xumbaay ak mbumbaay mais ren présidente bi li mu def mooy conférence de presse bu ndaw bu ma nekkoon ci suba bi nga xam ne daf ci wax ju gàtt sargal ñi nekk ci terrain bi métti lu feebar bi jaajëfal partenaires yi ak nguur gi ni ñu koy xeexee defe naa ren loolu rek nañ ko célébrer ku nekk nag ñun ñi bokk Croix-Rouge di nga ko dund di nga sol sa tenue bu doon normal mais heure bi daanaka doo sol sa tenue parce que ku nekk mi ngi ak sa tenue saa su nekk ngir xeex corona bi donc éléments yëpp ñu ngi ci terrain bi kon nañ ko daan célébrer temps yu yàgg ya di sol tenue pour marquer sax jour bi amuñu ko ren ndax man ci lii la ma fekk xale yëpp ci lii la leen fekk donc noonu lañ ko célébrer avec dal ak métit aussi avec métit bu bëri wax dëgg yàlla. alors su weesoo yow nga xamante ni feebar bi laaloon na la ba pare nga wér amul beneen membre bu Croix-Rouge bu am coronavirus. déedéet alhamdulilah déedéet wala pas encore pas encore parce que moom neexu la wax mais guerre moom ñi nekk au front toujours dañ leen di laal. surtout yéen nga xamante ni da ngeen di jege. on est en contact permanent. donc pays ci àdduna boo dem infirmiers yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci kanam da leen di laal te am nañ ay médecins yu nekk ci kanam centre de traitement yi infirmiers yaa ngi ci centre de traitement yi hygiénistes yi ñoo ñëpp ñu Croix-Rouge ñu ngi ci centre de traitement yi ñu ngi ci confinement yi donc bu teelu la dakk moom ala kulli àll xëy na dinañ jël suñu wàll ñun tamit. mais jamono ci am ngeen ay jumtukaay yi nga xamante ni mooy tax ba feebar bi vraiment ngeen mën ko moytu bu baax a baax. absolument comme médecins yi rek ndax ñiy feebar moom ak lu mu métti il faut mu am ñu leen di faj il faut mu am ñu leen di toppatoo il faut mu am ñu leen di baleel il faut mu am ñu leen di fóotal donc loolu mënul ñàkk te loolu ñun la mais nag buñ koy def dañuy jël jumtukaay yi nga xam ne moom moo ci war a mat yëpp nañ gàntewu nañ sol masque yenn saa yi bu ko jaree ñu sol équipement de protection individuelle donc di respecter distance yi temps bi ñu fay passé maanaam yëpp mesure yu ñuy wax dinañ ko def. alors 1175 volontaires
noonu la Croix-Rouge ñoo nekk ci terrain bi wala ëpp na ko. loolu yàgg na de. waaw tey ñi ngi ci 3203. 3200. day daal ça dépend ci tolluwaayu feebar bi. absolument très bien. tolluwaayu feebar bi ak déploiement militant yi et encore que chiffres yi ñu lay wax. mën na évoluer suba wala. non dafa évoluer. très bien maanaam c'est les chiffres yi nga xam ne Croix-Rouge ñi def activité bi déposé nañ rapport wax nañ tant de personnes la loolu la ñu comptabiliser mais man yaraax bi rek xam naa fi ñi nga xam ne chaque jour ñi ngi ci boulangerie yi di calculer nit ñi ba ci enterrement yi te dafaguñu rapport donc 3200 yi ñu lay wax chiffre officiel la bu wér waaye ci dëgg daf koy exploser. Absolument. 1000 yi c'était la semaine passée bi may wax ak ñële mais tey ñu ngi ci officiellement 3203. 3203 tey jii. voilà de volontaire ci juróom-ñett fan ci weeru mai. absolument. alors répartition bi mbir bi dispatching bi nan lay demee ku nekk membre Croix-Rouge yan liggéey ngeen di def ci feebar bi. ñeenti liggéey wala juróom. très bien. bi ci njëkk mooy prévention ça du feebar bi nag du Covid 19 mun naa wax Ebola la mun naa wax programme élargi de vaccination la parce que Croix-Rouge dafa am benn pàcc bu am solo bu ñuy wax protection de la vie et de la santé mooy aar wérgu yaram ak bakkanu nit waar bakkan ak wérgu yaram ci foofu la prévention nekk amul fu muy manqué Sénégal maanaam bi ñu nee corona bi commencé na boo demoon Goudomp boo rombee Saraya boo rombee foo munti romb Sénégal da ngay gis volontaires yi génn ak ay barigo di dugg ci kër yi li ñuy wax VAD des visites à domicile di wax ak bu dee dëkk yu ndaw yi wala village yi du ñu bàyyi kër gu nekk dañuy dugg wax ak borom kër gi daf ko dafaat ko donc première liggéey bi loolu la mooy volontaires yi ils sont dispatchés ñi ngi nekk fépp Sénégal amul fenn fu ñu manqué. deuxième bi mooy peut-être traitement bi centre traitement yi dañuy soxla personnel bu bëri bi ñu commencé rek la ñu yóbbu suñuy docteur yóbbu suñuy infirmier yóbbu suñuy hygiéniste rien que foofu defe naa li ñu formé ci ay hygiénistes ay centaines la ñoom ci biir ñoom ñooy wuutu lépp li nga xam ne employé normal da ko doon def te ñemeetu ko def ci temps yi. donc deuxième bi mooy traitement yi troisième bi mooy confinement yi bi ñu confiné ñëpp ñi nga xam ne ay personnes contact lañ ñu ber leen ñun ñoo nekk ak ñoom à 100% te kenn raxuñu foofu tamit secteur la et même en fin de vie les enterrements avec dignité sunu éléments yi ñoo koy def. ils ont été formés pour donner aux gens une bonne sépulture maanaam bu ñuy génn ñu defal leen li nga xam ne moo war ci ñoom ba pare du mettre en danger ñeneen et nous sommes même au niveau stratégique parce que avant sax maladie bi di génn docteur Xemes réunion yi muy convoqué ci kaw ak kaw nga xam ne ñoom ñooy xool nan lañ war a dem yooyu tamit Croix-Rouge dafay nekk saa su nekk. donc amul fenn fi nga xam ne manqué nañ ko ci partie bi. te mbir mi aussi dafay laaj formation volontaires yu si nekk yëpp da nga leen di tàggat. waaw balaa ngay dem médecin moom ak infirmier jarul ñu koy wax mais même sax bu dee da ngay dugg ci foofu di fa fobeere da ngay soxla formation hygiéniste parce que yooyu tamit ay liggéey yu am solo la. ci biir centre yi. et je le sais parce que j'ai été il y a beaucoup dafa am lu bëri liggéey bu bëri bi nga xam ne dañ ko war a def il faut ñu fomp il faut ñu nettoyer il faut ñu décontaminer il faut ñu désinfecter te loolu ay nit a koy def ñooñu dañu am formation bu wér bi nga xam ne moom lañ koy defee ñi nekk ci centre confirmation yi tamit dañu am formation bi nga xam ne bu nekkul secouriste bi nga xam ne moom mooy base bu Croix-Rouge responsable yi saa su nekk dinañ leen mottalil li nga xam ne la ñu soxla ci xam-xam ci man-man pour mun a àggale liggéey bi ñu leen di dénk. alors Croix-Rouge suñ ko waxee tamit jamono ji dañuy wax personnes yi nga xamante ni nit ñi nga xamante dañ leen confiné. des fois ñu dégg ci ay jàmmat. ci wàllum lekk bi. ñu dégg ay jàmmat ci ñoom seen nekkin. lan moo xew dëgg-dëgg lan moo tax jàmmat yi bari lu xew. waaw jàmbat yi lu leen ñuy reproché exactement. waaw li ñuy reproché moom xëy na ñoom sax duñ ko xam parce que am na ñu jot a reproché ay affaire ba wax ci rajo bi madame toog ak ñoom mais bu ñu waxee tuuti dañ wax bokkoo ci yow taxul ñuy wax parce que li tax ñuy reproché xamuñu ko waaye li ma xam te mën ko wax mooy ñaari yii duñ ci bëgg a wax lu bëri ñun ñaare même bu ñu nekkee ci fitna di dimbali population bu am fitna du ànd ak wax ju bëri loolu moo tax même boo ñu jiiñee dara ñaare duñ ci tontu dañu dem rek waaye li ma la mën a wax ci lu gàtt mooy hôtel bu amee téeméeri néeg
dafa soxla téeméeri nit hôtel bu soxlaa bu amee 100 chambres day soxla 100 personnes pour faire fonctionner 100 chambres yi 100 yooyu mooy chauffeurs yi livreurs yi nettoyeurs yi manager bi toggukat yi mais nii limu néegi toll noonu la limu ña koy toppatoo war a toll mais fi mu nekk nii ñun dañu nekk ci hôtel yi nga xam ne néegi maanaam bu nekkee téeméer ñun juróom-benn lañ fay nekk wala fukk bu bëree bu bëri. juróom-benn nit wala fukk au lieu de téeméer yi donc loolu da ngay gis ne service bi. da ko nekk ak liggéey bu muy def foofu. waaw ñoo leen di war a toppatoo lekk ñoo leen di war a jox naan ñoo leen di war a jox lu mel noonu dama laa bëgg a wan ci chiffre yooyu ne duñu mun a doy duñu mun a doy te mënuñoo doy ndax noonu la demee boo nekkee ci fitna moom dara dootul doy xëy na nag nit ñi bu ñu nekkee hôtel la ñuy xaar ci hôtel ak gaawaay beeg kii bi moom lañ dul am ci bi maanaam su ma la déggee bu baax dafa mel na ñoom seen nekkin bu ñu doon nekk seen kër. amuñu ko fee. wala dañ yaakaar ni aussi comme hôtel nañ nekk. nekkin bi war na mën a demee neneen. waaw kay loolu la waaye nag conditions yi baax nañ loolu parce que man dama ciy dem souvent mu am leneen dañ seeni déplacement dafa tënku ndax ku ñu confiné moom daanaka confinement la doo am liberté bi nga doon demee di dox yi di ñëw daanaka sa néeg ngay toog boo doxantoo tuuti ci couloir yi mooy comme ñi feebar rek dootoo am liberté de mouvement. loolu tamit lu méttee la li nga xam ne ku ko nar a def juróom fukki fan jëm fukki fan ak ñeent après dootoo kontaan lool. donc yooyu yëpp xëy na mooy ñaxtu yi. te ñun rek la ñu gis. ñun lañu gis day mel ne loolu suñu faute la. alors ñi nekk ci hôtel yi comme ni nga wax léegi xam nga seen liberté demeewul noonu alors génn bi nan lay demee dafa am waxtu boo xamante ni su jotee mën nañu génn walla nit ki saa yu ko soobee mën na génn doxantu ñëw duggaat. am na organisation daal bu baax bu fa nekk bu ma bëggul a sori lool wax dëgg yàlla waaye alhamdulilah mi ngi dem bu baax a baax waaw ñaxtu bi dañ koy wax mais bëriwul boo xoolee bu dee ay la fa nekk ci lim ak benn wala ñaar yi ñu dégg taxul ñu ne wax dëgg yàlla am na ay ñaxtu mais lu ma bëgg xam mooy ndax nit ki daf koy soob mu génn doxantu wala déet. déedéet mais nag amul policier wala gardien buy taxaw ne la doo bouger mais comme que ay muskàllaf lañ ñun bu ñu ñëwee li nekk suñu liggéey bu njëkk mooy wax leen ne daanaka yéen dara jotu leen dañuy ragal rek dara bañ leen a jot wala bëgg lu leen jot paj mi gaaw te xarañ te noonu lay demee donc comme que yéen laalante ngeen nag ku feebaroon xaaral ñu teg leen fii di leen xool chaque jour ñu saytu leen ñun tamit chaque jour ñu wax ak ñoom xool leen ku ñu gis ne da ngaa xaw a commencé néew doole wala ngay wane ay naka su dul noonu ñu daal di lay testé bu ko jaree ñu jël la yóbbu la loolu nag boo leen ko waxee bu ñuy soog a ñëw ñoom ay ñu muus lañ dañu xam ne génn bi warul ñu toog waaye du ñàkk léeg-léeg kenn tàllal tànkam tuuti ci buntu néegam taxaw du génnaat parce que bu génnee te am doomu jàngoro ji mun na ko wàll ñeneen ñi parce que même ñoom bu ñu leen di ragalal ñoom tamit dañoo war a ragalante seen biir te alhamdulilah liggéey la bu région médicale bi jox te ñu ngi koy def avec beaucoup de réussite quand même. alors su weesoo hôtel yi Croix-Rouge yi fan ak fan na leen tas ndax gis nañ yenn service wala entreprise yi Croix-Rouge ñuy fa. su weesoo loolu. Croix-Rouge ci terrain bi fan ak fan nañ nekk. fu bëri ci hôpitaux yi ci dispensaires yi ci centre de santé yi ci ay endroits yu sensibles yu mel ni IPRES fépp fi ñu xam ne am na danger wala ñi fa nekk population vulnérable la rek mun nañ anticiper ñun dam taxaw fa. parfois dañuy jël température parfois dañu taxaw rek jàppale ñu néew doole ji parfois yu mel noonu waaye amuñu frontière waaw tey boo ma waroon fi nga xam ne xel nangu na ne war nañ fa jàppale wala ñu dem fa dañ fay dem ci saa si. te teewul ba tey yéen ci terrain bi di sensibiliser askan bi. loolu du taxaw loolu saa su nekk du taxaw suba rek invité nañ ma benn bi nga xam ne Médina lay am beneen bi mi ngi am Dalifort beneen bi mi ngi am. Cambérène ou Yaraax en permanence am na ñuy def sensibilisation du taxaw. am na solo. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi tey jii ñu ngi dalal Astapko Seck moom mooy président Croix-Rouge bu département bu Ndakaaru ma ngeen woote ci 33 824 88 06 ngir participer ci émission bi am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo. kilifa gi wàññil télé bi. allo wàññi naa ko bismillah ñu lay déglu. maa ngi leen di ziar bu baax comme d'habitude di masawu Sénégal yi ci moment yu difficile yi ñuy traversé. jërëjëf. ñaan yàlla ñu génn ci ak jàmm juste pour répondre ci question bi nga wax ne
confinement bi lan moo waral mu ànd ak ay jàmbat yu bëri n'est-ce pas suma bii loolu nga laaj waaj juste rek man foofu laa bëggoon a ñëw juste nga laal ko dama bëggoo wax ni gis nga ay mesures maanaam toog di jël ay dogal ay waxtaan moo ko war a jiitu waxtaan bi nag nañ ko képp koo xam ne su fekkee par exemple garab la képp koo xam ne bànqaas na ci garab bi rek nañ la convoqué c'est-à-dire confinement bi lu métti la mais mënoon na gën a oyof su fekkoon na ay waxtaan jiitu na ko masalan waa jiitoo Croix-Rouge tey bi ñuy def confinement bi waroon nañ ko délégué mu toog bu laajee gi def la du 3 jours 4 jours ñu càmbar dossier bi xool nan lañ koy defee mu gën a jaar yoon te Sénégalais yi duñu sonn duñu dugg moment yu difficile yi ñu nekk transport santé si sa dama lay laaj yow naka ngay waxee Sénégalais yi ne à partir de 20 heures bu kenn génn sa kër ba 6 heures du matin te ci moment boobu noonu ministre de la santé wala intérieur wala président de la république mu waxul benn yoon ne numéro téléphone bii képp koo xam ne 8 heures ba 6 heures du matin da nga am lu la arrivé ci sa santé soo ci ootee développé nañ ay ambulance yoo xam ne danañu circuler ci grand route yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci région bi nga nekk ñu ñëw jël si sa kër évacuer la amul benn région ci Sénégal boo xam ne bu la dara dalee lu dul da ngay génn jël risque soit nga tase policier bu baax boo xam ne respecté na doomu aadama mu yeb la ci otoom accompagné ñu yóbbu mais ñun ay Sénégalais lañ ay pères de famille lañ ay responsable lañ dañooy amee ay xale yor ay jigéen ñun suñu jën bopp dañuy feebar dama ne réew xam-xam moo koy yokk ñaareel ba fi may daanelee ci Europe tey soo demee président de la République chaque jour que jëfee ak ministre bi yore wàllu santé ak ki nga xam ne moo jiite santé bi parce que loolu ñaari mbir lay bokkul à part ministre de la santé am na keneen ku ñuy wax ne mooy jiite toujours affaire santé danañu génn wax ak population bi boo demee ci Pedro Sánchez premier ministre Espagne noonu la koy defee nga dem Macron noonu la koy defee nga dem Italie noonu lañ koy defee même Donald Trump noonu la koy defee président de la depuis ñu décrété premier cas de 2 mars ba tey jii may wax ak yow nit ne ñaari yoon la wax ci télévision benn bi ak télévision Sénégal beneen bi ak interview ak France 24 dama ne loolu insulte la pour Sénégalais yi nañu respecté Sénégalais yi nañu jël décision yi mais avant ñu koy jël nañ oo acteurs yi Croix-Rouge mënoo waxtaan ci problème mu confinement te oo ko waxtaan mënoo wax affaire confinement te woowoo transporteur bi mënoo woo confinement te woowoo commerçant bi lii ñu jël ñu dogot lii aju ci mbiru njaay ñi ñaari fan ci feebar jënd bi ko jërëjëf mais feebar bi am na yeneen feebar yu rey yeneen Sénégalais ci li bu ëpp feebar bi te taxul réew bi bloqué wu Sénégalais yi di traversé problème yi baykat yaa ngi ñuy tëgg seen de Dakar mënuñu génn situation yi nañ ci wax nañ wax kañ la ñuy ubbi jumaa yi kañ la ñuy ubbi daara yi mais école bi rek la ñuy wax te réew ñi waruñu politiquer ay tëj jumaa tëj ay daara ay jullit lañu moom la ñu bëgg a doon nañu àtte Sénégalais yi ci yërmande ak ci démocratie ak ci reexte Sénégalais yi nañu am fulla ak fayda xam ne vote c'est très important bu nit demee boy voter na xool ki muy voter kan la ak kartam bi muy sànni 5 ans wala 7 ans waxuñu pour politique ñu ngi gërëm bu baax di la sant xam nga kii oote kan la man duma politicien damay wax li nga xam ne mooy li ma gis ci problème bii Sénégalais yi di dund jërëjëf li ñu war a ko teg dégg nañ la bu baax jërëjëf alors moom souligné na wàllum confinement bi moom dafa jàpp ni yéen kenn booleel woon si waxtaan bi nan na fa demee wala. déedéet mënuma wax loolu parce que wax naa la ne ci kaw fa nga xamante ne lay lépp jógee ñun am nañ fa ay ndaw yu ñu fa toogal donc mënumaa wax ne bokkuñu ci waxtaan bi wax dëgg yàlla. kon yéen impliqué woon nañ leen si. impliqué woon nañ ci wax dëgg yàlla. waaye nag li ma ko mën a tontu wala li ma mën a tontul autorité sanitaire yi fi nekkul mooy yëf yi dafa gaaw bi nga xamante ni nit ñi war a yëngatu bi nga xam ne àndatul ak saytu bu bëri maanaam saytu bi sax ci biir lañ koy defee waaye bu ñu toogee ba xëy ni fi mu nekk nii dañoo war a confiner dañoo war a ber ñenn ñi taxaw di xool nan lañ leen beree ak fan lañu bere buñ xalaat boobu bu amee fukki fan sax dootul baax. donc loolu nag dafay ànd ak ay lu matul yi nga xam ne ci digg bi lañ koy mottali loolu moom mën naa leen ko. am na solo allo. allo. kilifa gi wàññi télé bi allo wàññi télé bi allo
kooku dafa mel na dem na ñu ngi xaaraat tamit beneen téléspectateur si 33 824 88 06 allo alors léegi su weesoo Dakar. Croix-Rouge tamit yeneen régions yi tamit yéen a ngi fa bu baax. absolument région yëpp. situation bi nan la joxe. li am Dakar rek c'est que Dakar dafa am particularité li ko wutaleeg ñeneen ñi mooy lépp daf fi ëppee gën fee bëri lim bu ñuy wax rek daanaka boo jëlee téeméer lu mat juróom-ñaar fukk yi Dakar lay nekk mais li am Dakar moo am Thiès ñi ngi am ay centre de confinement ñoom tamit moo am Louga dégg ngeen keroog bi ñuy def centre de confinement traitement bi donc région bu nekk li am Dakar moo fay am xëy na amplitude bi moom mooy modul bokk. mais c'est la même chose lépp lu ma la wax Dakar rek mën nañu ko dupliquer ci yeneen département Sénégal yi. avec nag ay moyens yu xaw a wute. voilà allo allo kooku dem na waaw ci wàllu moyen bi nga doon wax nii. dafa mel ne dafa des ba léegi yéen a ngi sàkku ci autorités yi ñu gën leen jox ay moyens. waaw moyen moom amuñu ko wax dëgg yàlla moyen amuñu ko am nañ xam-xam bu doy am nañ pas-pas bu doy am nañ yéene bi. am nañ ay nit ñi mais moyens yi matew ko loolu moom il faut ñu wax ko devise Croix-Rouge mooy dimbaleen ma dimbaleen aidez-nous à aider. te moyen amul. allo kooku tamit dem na léegi ci wàllum protocole d'enterrement bi. jamono ji si yan anam ngeen koy amalee. c'est lu ñu bind la tënk ko ba teg mu ànd ak dignité ànd ak sutura ak yelleefu doomu aadama respecté ñi nga xam ne mooy way génn àdduna yi waaw bëgguma ci détailler lu bari waaye lu correct la. lu correct la lu correct la waaw. allo kooku dafa mel na dem na léegi ñu xuus tamit ci beneen pàcc Croix-Rouge ñi fa nekk volontaires yi. comme moo bi nu mu tëddee la wala volontaire yéen daal xaaroo leen dara. waaw volontaire mooy ki nga xam ne. li ngay def kenn forcé wu la ci. maanaam sa pas-pasu bopp moo ko indi. waxuñu la ne comme ni ñuy def armée yi ni ñuy def service xaw ma nan lañ koy waxatee maanaam par force nga def li service forcé volontaire mooy pas-pas bi ci yow la jógee. bokkul ak bénévole. waaw maanaam. ki nga xam ne li muy def séntu ci dara. wutu ci dara moom it. am na ku may xaar si ligne bi allo dafa mel ne am jafe-jafe ci wàllum jokkoo bi alors waaw yaa doon expliquer volontaire ak bénévole. waaw maanaam bu dee ni ma déggee sa question li ñuy def duñ ci séentu wala duñ ci laaj ab payoor. gaa nag yenn saay dafay am li ñuy wax débour ki koy def dina am ay paas dina am ndàmpaay bi nga xam ne dina ko war te mu jaadu ñu jox ko. waaye du loolu la ñu jiital sunu éléments yi. allo naan daal tey ligne bi dafa mel dañu am jafe-jafe léegi ci wàllum visite à domicile gis nañ aussi loolu bokk na ci seen mission. visite à domicile yi chaque jour lay doon wala ak tamit nan ngeen di def bu jug ngeen amal visite à domicile. bu dee visite à domicile yi ñaare am na visite à domicile yi nga xam ne ci cadre prévention la ak sensibilisation yooyu da ngay dem wax ak nit ñi mais bu dee ci kaaw feebar bi ngay wax ci boobu ngay wax. waaw coronavirus bi. waaw corona bi loolu ay suivi personne contact la mooy ñi nga xamante ni dañoo xawoon a laaleeg ku ko am ñuy njort ne am nañ ko amuñu ko ci tàmbali maladie bi dañ leen doon seeti ndax dañ doon werante nag ay temps ndax. seet si bi ak téléphone bi ban moo gën seet si bi ak téléphone bi autorité sanitaire yenn saa yi dañ doon téléphoné mais yenn saa yi ñenn ñi ñu seddu ne boo leen téléphoné dañ lay wax li nga bëgg a dégg. dañ lay wax mun nañoo feebar sax ba daanu te duñ la ko wax. te loolu day indi loraange mais par exemple kenn ki nga xam ne ñu ngi koy seetlu mu développé symptômes yi dafa war a wax développé naa symptômes yi. mais duñ ko wax. mais dafa am ñi nga xam ne bëgguñoo dem. waaw donc dañu noppi donc visite à domicile yi bi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi nag fi mu nekk nii. yéen ngay bàyyi ndànk ndax cas yi bu ñuy bëri yenn yi dootoo ko mun daal. tant que yaa ngi ci tàmbali gi yenn yi da nga koy mun waaye boo demee ba cas yi explosé dafa am yi nga xam ne jot gi ak nit ñi dootuñu ko mate. alors les visites à domicile yi dañu si doon dem yéen rek wala dafa am ay forces de l'ordre yooyu doon àndal wala soo leen demee si kër gi nan lañ leen di accueillir.
déedéet boobu. est-ce que amul woon ay xët-xët tamit. déedéet wala boobu ñaare en général ñaare ñi ñuy visiter ñoom xam nañ ne dañoo am contact kenn xamagu ko ñun bu ñuy dem du ñu dóor ay sirène wala nga sol ay EPI wala dam bu discret lay doon nit ñi mën nañ bañ a xam lan ngay wut da ngay ñëw rek waxtaan ndax lépp jàmm dara méttiwu la nga xool xam ne dëgg la nga dem donc du liggéey bu diis. li su weesoo visite à domicile yi am na aussi lu ñuy wax prise température yi thermoflash. waaw kooku moom mesure de prévention la rek bu basique maanaam. di xool léeg-léeg ndax kenn amul feebar bi te yëgu ko boo jëlee température mu élevé nga tegloo ko xaar tuuti jëlaat ba confirmé woo ñu xam ne kii ku ñu war a seet la. waaw léeg-léeg ñu jàpp ci ay nit. allo. allo oui. bisimilah kilifa gi. waaw ku baax noo def. alhamdulilah fa nga ñu woowee. maa ngi leen di ooyee Parcelles Assainies. bisimilah ñu lay déglu. alors man je salue déjà le travail de waa Croix-Rouge maa ngi leen di jaajëfal bu baax parce que Croix-Rouge dafa yàgg. te dafa yàgg tamit yàgg ci lu baax. mais malheureusement moi je pense qu'il y a un problème de communication à la Croix-Rouge. Le problème de communication c'est que eux à leur niveau duñu informer nit ñi quelle est la vraie valeur de la Croix-Rouge. mooy Croix-Rouge fan la war a taxaw parce que tey jii nii am na yu bëri yoo xamante ni ñoom war nañ ko mën a def mu nekk ay relais je vous donne un exemple très simple. da ngay dem c'est un levier je lance un appel à waa Croix-Rouge je lance un appel au ministère de la jeunesse je lance un appel au ministère de la santé ils peuvent être le relais mooy da ngay ñëw benn koñ ñoo xamante ni et ça peut résorber en quelque sorte le chômage da nga ñëw si koñ boo xamante ni kenn liggéeyul xale yi ñu ngi toll ni ñu war a toll macha allah ils ont de la valeur am nañu xel am nañu xam-xam am nañu xalaat mais dañoo xamul fan la ñu teg seen tànk mais la Croix-Rouge mun na fa def ay relais certes gaa koñ yi am na ay relais mais on dirait que c'est un cercle restreint dafa mel ne ay scoutisme da ngay gis benn nit nga xam ne kii si scoutisme nga ko mës a xam te si lay dee. Et souvent un peu ce que je veux dire eux ils doivent se déplacer dans les quartiers man dama xamul lu tax nit ñi en quelque sorte ñu baal ma ak lu tax les gens ne sont pas aussi impliqués si liggéeyu Croix-Rouge. Il y a un véritable problème de communication. bu ñu dem si école yi si primaire yi baax na mais y a encore mieux xale yi ngay gisante ñu ngi taxawaalu ils peuvent organiser des panels ay séminaires de réflexion ñuy inviter par exemple benn association ñu ñëw waa Croix-Rouge ñëw wax. dañ leen di defal ay formation et aujourd'hui da ngay gis ñu bëri surtout ak boy yi nga xamante ni dañu yore scooter di daw da ngay gis ko accident léegi balaa sapeur di ñëw maara day taale si vous fermez quelqu'un qui est dans le coin automatiquement teg la première impression mooy premier réflexe mooy oo leen waa Croix-Rouge ñu ngi unité fii ñu oo leen les gens ils viennent ils font le premier secours. jërëjëf je sais pas s'il comprend un peu li ma bëgg a wax. jërëjëf dina la tontu léegi incha allah jërëjëf waaw kii li ma wax moom dama ko comprendre bu baax parce que dama ci am yëg-yëg ñeenti wax la wax. bu njëkk bi mooy peut-être développement bi ñu waroon amuñu ko. am na sama benn xarit moo ko doon wax léegi rek bi ma xamee li ñuy def ci corona bi daf ma ne vous êtes sous-utilisé maanaam njariñ bi nga xam ne mënoon nañ ko am àgguñu fa loolu mooy dëgg la. ensuite nous communiquons très mal wax na dëgg boo xoolee. lu waral loolu. la communication jamono juñ toll nii communication am na solo. de waaw je pense que bu ñu jógee ci lii dinañ ko xoolaat. et puis Croix-Rouge nekk na lu yàgg comme ni ma ko waxee. non lu yàgg te li ñuy def dafa bëri dama cee bokk nag. du damay dóor sama dënn mais xam naa ne li ñuy def dafa am solo dafa bëri te dafa am solo ci dëkk bi donc fexe ba nit ñi yëg ko lu am solo la te je pense que dinañ ñu ngi ciy gën a bàyyi xel ñu ngi ciy def ay effort. ñetteel bi mooy lu tax ñëpp nekkuñ ci joxe na sax exemple scout yi boo xoolee dafa am mouvement yi nga xam ne dafa mel ne dafa comme ni ñu ko waxee ci olof dafa élitiste. dafa mel ne dañ koo beral ñenn ñi te loolu du lu war. xëy na nit ñi ñooy yaakaar ne man mënumaa nekk scout parce que scout foo dem ñett lañu wala juróom. Croix-Rouge tamit waaw. am na solo am na ko nekk si ligne bi allo. waaw laaj Malick. bisimilah. Cissé ñu ngi lay ziar. delloo ziar. ci aljuma ji bu baax ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf. di nuyu waa ITV yëpp. alhamdulilah. di nuyu suñu invité boobu. Astako Seck. Astako. di rafetlu liggéey Croix-Rouge bu baax fii ci réew mi. jërëjëf. waaye nag man nekk naa ak ñoom tuuti. jamono yi may nekk Fann. jamono Ebola. soo leen gisee ci bot nii dañ leen di xeeb waaye bu dee liggéey rek ak pas-pas. ñoom rek ñoo ko yor.
waaye seen tenue oyof na oyof boo xamante ne boo leen gisee mun nga leen ñàkkal fayda waaye bu ngeen fekkee liggéey nga xam ne ñoom ñooy la ko gën a bëgg. man bu dee benn weer sax nekk naa ko ak ñoom Fane. avec collègue am bu tudd Góora. kon lu dul su ma gisee ci mu taxaw di wax kàddu yi nii man dama koy rafetlu ndax xolu kese la ñuy demee te uutuñ ci benn intérêt lu leen ci fekk nag ñu jël waaye innamal amalu bi niyaati bi ñuy jëwee moom la ñuy nekkee ci biir liggéey bi xeebuñu kenn même accident bu amee boo woowee sappoor mënoo leen jot boo woowee Croix-Rouge ci saa si la ñuy taxaw def li ñu war a def kon ñii dañ leen war a dooleel dañ leen war a jox seen gëdd ndax am nañ njëriñ ci réew mi te corona bii nii kenn mënu leen ci gindi ndax xam naa ñoom seen xol. jërëjëf. waaw ñu ngi sant di gërëm di nuyu suñu xarit Assane Top. jërëjëf di ñaaral ñëpp jàmm. jërëjëf wax gi am na solo. jaajëf jaajëf wax gi am na solo de. am na solo bu baax maa ngi koy remercier bu baax ci témoignage bi ñu def ci sunu éléments yi ni ñuy nekkee ci hôpitaux yi ak ki mu tudd Gora muy Gora Gueye di am ku am pas-pas ci ñun. te nekk fi mu nekk nii tamit ci première ligne bi ci kii bi. dafa ne boo woowee Croix-Rouge boo woowee sapeur yi jotoo leen sax boo woowee Croix-Rouge ñu ñëw mais sapeur yi li ñuy def daanaka mun naa wax sax ñoo leen ko dàq waaw ñun ñoo leen ko dàq parce que bu dee même en terme d'expérience boo jëlee benn sapeur bi nga xam ne temps de carrière am li muy exercer ñun dañuy am ci expérience li nga xam ne mat na 5 fois volume dañuy am expérience ci ay catastrophes yu mel ni yi nga xam ne du dàkk mais tey ku ñu woowoon ñun amuñu oto. Croix-Rouge Dakar ni mu toll amuñu oto amuñu ambulance. amoo leen oto amoo leen ambulance amuñu oto amuñu ambulance. même jamono ji sax jamono coronavirus bi kenn jox. jamono coronavirus bi amuñu oto amuñu ambulance à la Croix-Rouge de Dakar. amuñu oto amuñu ambulance. loolu doy na war de. amuñu mais seen oto déplacement nag doo leen koy defee. taaba sama oto laay jël ñeneen ñi jël seen oto. région médicale abal nañu benn oto bi nga xam ne moom par guddi mooy jël ñi nga xam ne moom lañ war a yóbbu xale yi moom lañ yor mais Croix-Rouge Dakar amul oto amul ambulance c'est ça la réalité. Et pourtant on a des gens li sama collègue yi di def Mbàkke mun nañ ko def service d'ambulancier jël nit ñi yóbbu leen faj leen aider leen ñu accoucher mun nañ ko mais boo mënul déplacer wu doo ko def. et là moyens yi nga ma doon laaj mooy ñëw moyens yi nit ñi ñoo ko joxe Croix-Rouge amul luy liggéey xaalis en général Croix-Rouge ci générosité nit ki mooy ñëw. nit moo lay may nga defar sa tenue nit moo lay may nga defar lii donc lu ñu la mayul ñaare amoo ko moo tax. waaw compliqué na daal. compliqué na mais si jamono coronavirus bii nii fekkee ne da ngeen waroon génn si période de couvre-feu bi à partir de 20h 21h 22h wala yooyu génn bi nan lay demee. tey compliqué doo génn man dinaa génn ndax am naa oto xëy na sama yenn collègues yi dinañ génn ndax am nañ oto. mais ñeneen ñi bëgg a génn soit dañuy dox te dañ koy def am na ñoo xam ne dañuy dox. léeg-léeg kenn ñëw ne la jaar sama kër fi ma dëkk dox mu nga ne ko la na mun dama yóbboon kenn hôpital parce que xam na ne bu jàppee kooku ci loxo fii ba di centre de santé bi kenn du ko wax dara donc nit ñi dañuy dox mais amuñu oto bu ñu war a jëlee barab bi yóbbu ñu barab bale loolu amuñu ko te nag ñu ngi koy wut nag bu dee am na ku ñu ko mën a may alhamdulilah ñu ngi koy wut te bëgg nañ ko bu baax. te dina yombal liggéey. daal si taaba ngeen nekk ba léegi. taaba ku ñu abal sax ñu jël. mais période bi nag vraiment soxla ngeen moyen. non dañ ko soxla bu baax jamono ju coronavirus bii. non soxla ngeen moyen de loolu moom vraiment moom. musuñu soxlaa moyen ittewoo ngeen ko. musuñu ko soxlaa mais. fi la rawee sérieusement dañoo waroon taxaw fi mu nekk nii waaye tamit ni nga ko war a wutee sax jot boobu doo ko am parce que yaa ngi ci liggéey bi. temps yi amul ku loxoom duggul ci liggéey bi mais moyens yi moom lu mënul a ñàkk la te amu fi. sànq aussi yan doon expliquer jotoo ko woon àggali mooy wàllum scout yi. nga expliquer nga ni am na askan bi nga xamante ni ñoom dañuy jàpp ni lii dafa am ñu ko yelloo. te ñëpp a ko yelloo. maanaam képp ku bëgg dugg Croix-Rouge tey boo ñu waxee sax ñun dañu kontaan boo waxee da nga bëgg a dugg balaa ngay pare sax doo nañ la benn croix jox la casquette wala kii ne la ay te nañ dem bokk nga ay te nañ liggéey mais nit ñi ñooy téye seen bopp. donc moo tax. mais amul ay critères yu nga xamante ni yéen moom ngeen di sàkku wala nit ki day ñëw ni dafa bëgg Croix-Rouge ñu ni ko bismillah. xam nga c'est ñetti pàcc ñoo am Croix-Rouge. ci liggéey bi dafa nekk un mouvement de volontariat mooy képp ku ne volontaire nga rek dañ la war a jël di xool nag kañ lañ la soxlaa maintenant am na ñeneen ñi nga xam ne secourisme moo leen fay indi dañu ñëw pour jàng faj ñooñu ñu jàngal leen ñu toog am na ay xale yu ndaw yi nga xam ne nag ñun ñoo leen tàggat. mooy ñi ñuy wax camaraderie yi ñu nekk ci koñ yi comme scout yi la ñu fonctionné ñooñu ñun dañ leen di yar mais foofu yëpp amul seppi ku ñëw ne da nga bëgg a bokk dañ lay bokkal maintenant nag
responsabilité ak ndombo tànk yi ñu lay jox ci biir loolu dafay des ci sa xarañ ak sa mën liggéey bi. moo lay yëkkati. waaye ubbil nañ ko ñëpp. am na solo ñu jeexal rek ndax waxtu wi daanaka jeex na ban message ngay lancé famille wala njaboot yi nga xamante ni seen dañ am ay mbokk wala ay jegeñaale ñu nekk en quarantaine wala ñu confiné leen te yéen waa Croix-Rouge ngeen di nekk ak ñoom. waaw di leen rassurer yu yor bi rafet na lool dañ leen di yor comme ni ñuy yoree sunu bopp yoruñu leen sax dañ leen di servir en fait dañ fa nekk pour accompagner leen pour yombal leen affaire bi képp ku am parent bu nekk ci centre de cautionnement yi ci hôtel yi na xam ne conditions yi baax na et que waa Croix-Rouge ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan lépp li nga xam ne ñu ngi fay war ñu ngi koy def comme ni ñu koy defee donc message boobu lañ leen di jox ñoom di ñaanal ñi feebar gaaw a wér voilà. di leen encouragé ci liggéey bi. jërëjëf Astou Seck ma lay gërëm baax di la sant. maa ngi lay sant El Hadj merci beaucoup. ma fàttali yow yaay président de la Croix-Rouge département bu Dakar di la gërëm bu baax di la sant di gërëm aussi suñu mbokk téléspectateurs yi ba altine incha allah.